yàlla na nu jëriñoo sunu kilifa yi yàlla nañ leen jëriñoo ci zaahir jëriñoo leen ci baatin jëriñoo leen ci àdduna jëriñoo leen ci àllaaxira ñu dinu wéttali di ñu bëggal di ñu wattu di ñu protéger yal na ko yàlla del ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah as-salatu خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Il y a des hommes dont la vie se raconte par les dates. Il y a ceux dont on raconte les fonctions, les titres, les responsabilités. Et puis, il y a ceux dont une partie de l'histoire semble se situer ailleurs, dans ce qui ne se voit pas, dans ce qui se comprend avec le temps, dans ce qui se transmet sans toujours pouvoir être expliqué. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum appartient à cette catégorie. Son nom lui-même porte une énigme. Al Maktoum. Ce qui est caché, ce qui est gardé, ce qui demeure hors du regard. Au Sénégal, son nom a fini par être associé à la dimension mystique et spirituelle d'un homme dont la vie publique n'a pourtant jamais cessé de surprendre. Il pouvait parler au milieu de milliers de personnes et choisir ensuite le silence. Il pouvait être au cœur des débats de son époque et se retirer du monde. Il pouvait être profondément attaché à la tradition, tout en s'intéressant à la science, à l'économie, à la politique, à l'éducation et aux transformations de la société. Il pouvait porter le titre de marabout et penser comme un intellectuel, investir comme un entrepreneur, agir comme un homme d'État. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, né à Saint-Louis en 1925. Il est le fils de Serigne Babacar Sy et le petit-fils de Seydi El Hadji Malick Sy. Mais réduire son identité à sa filiation serait passer à côté de l'essentiel. Alors une question s'impose. Qui était réellement Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum? Serigne Cheikh Tidiane Sy buñ koy wax ci askanam man benn point rek moo ma ci gën a marqué li yàlla séddee maamam Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu daanaka dafa summeeku ci kawam ndax Seydi El Hadji Malick photocopie Seydina Muhammad alayhi salaam fi'lan wa amalan fi jamii al jawaanib ci wet yëpp waaye Seydi El Hadji Malick tey bu fekkee dem na ci jëmm te demul mën nañ ni ñàkk a demam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy la. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa yaroo ci keppaar gu xam ni yombul nit yaroo ca muy keppaaru Serigne Babacar Sy yombul nga màggee ci wetu Serigne Babacar Sy ndax nit koo xamante ni si nanguwul loraange wuy tukkee nit ci jëm ci weñ
nanguwul njubadi gu toll ne am xaram warta lekk dugubu jàmbur kooku yaroo ci keppaaram yombul. mais waaye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla def ko mu nekk koo xam dafa teel a am benn sorte de liberté de pensée. benn liberté de pensée benn façon de réfléchir boo xam ni benn liberté culturelle spirituelle boo xam daf ko teel a créer et puis libérer nit ñi tënk ñu ci jéng yu bëree bëri yoo xam dafa tëngoon l'évolution de l'être humain sur la réflexion créer ci benn indépendance pour sa propre culture spirituelle mais dëppook alxuraan ak sunna ak tarixa cheikh c'est pas évident. Sa formation et les moyens qui ont façonné cette personnalité exceptionnelle seront éclairés par ceux qui l'ont étudié, côtoyé ou profondément connu. Maître Ousmane Ngom, Cheikh Tidiane Sy, le professeur Penda Mbow, le professeur Mbaye Thiam, Hadj Mansour Mbaye, Oustaz Alioune Sall, ainsi que plusieurs autres personnalités intellectuelles et témoins de son époque reviendront sur les grandes étapes de ce parcours. dafa représenté woon modernité ci biir famille confrérique ne présenté woon koo xam ne nii li doon xew ci jamono nekkul ne daf ko laissé woon indifférent mu nekkoon koo xam ne nii bëggoon nañ ko ngir taaram bëggoon nañ ko ngir li arab di tuddee zorf maanaam raffinement fu mu mës a génn am charisme dañ koy topp. Serigne Cheikh mooy chef religieux bi njëkk a sol yére tubaab ci contexte boo xamante ni contexte colonial la woon contexte colonial boo xamante ni tubaab dafa am nu ko nit ci daan gisee ñu gis nitu diine bi xëy suba jël costume sol ko dafay am beneen jeexital ci société bi waaye loolu yëpp pour wane ni rek costume bi apparence rek la waaye la ci biir moo ko ëpp solo. li sëriñ si doon daw ngir bañ ñu méngale leen ak tubaab moom daf koo xëcc indi yokk ci bopp te soppiwu di lakk tubaab di gëstu ci tubaab di solinu tubaab ba pare nekk sëriñ parce que moom dafa mel ne ku mag ñi waajaloon la ngir mu taseeg jamono joo xam ne ji fokk mu mel nii pour cela nag il fallait qu'il ressemble à personne d'autre qu'à lui-même moo tax li mu njëkk a bind téere bi mu njëkk a bind entre 16 et 18 ans ñii naan 16 ans la ko bind ñi ne 18 ans la ko bind c'était une diatribe contre les marabouts c'était une satire contre les marabouts ci seen doxalin ci seen ñàkk xam-xam ci seen jaxase yàlla ak totem ci seen ba ñëpp defee ne kii dafa bëgg a dénoncer sax li mu bokk mais boobu it tracé sa voie. kilifa diine la woon ci anam yëpp d'abord parce que Serigne Babacar Sy mooy waajuram Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu di maamam mais terewul moom mu taxawaayu boppam taxawaayu kilifa diina taxawaay boobu nag daf ko taxaw ba mu mat sëkk ci anam yëpp. Quand on parle des marabouts entre guillemets ou quand on parle des chefs religieux entre guillemets, on pense que ce sont des hommes qui ne sont pas branchés mais sur le monde. Al Maktoum était branché. Il était branché sur le passé, il était branché sur le présent et il était branché sur l'avenir. Et c'est un homme exceptionnel. Et le Sénégal ne doit jamais oublier cela. C'est un de nos figures les plus emblématiques, les plus étranges. Parce que c'est comme si Dieu l'avait nourri de tout, de toutes les disciplines. Il parlait poésie, il parlait religion, il parlait science. Toutes les disciplines du monde ne lui étaient pas étrangères. xam nga damay faral di wax le français c'est une langue de querelle, une langue d'intellectuel, ça il faut le dire waaw mais passewul foofu benn garde-fou bu ñu dugal ci biir langue bi amul. bu ko defee anglais yi nag l'anglais c'est une langue d'énigme, une langue d'orgueil, ça il faut le dire waaw qui s'est imposé d'ailleurs à tous les niveaux. ndax kuy wax ak yàlla ñaar rekk ngay waxee ak moom ubbi sa nopp te tëj sa gémmiñ waaw ku yàllay waxal fokk ñaar yi nga nangu ko ubbi sa nopp te tëj sa gémmiñ. looloo tax garde-fou yi ci luxal arab yi amul ci beneen luxa waaw amul ci beneen luxa
xëy na anglais yi am nañ ci dara, français yi am ci dara, allemand yi am ci dara, mais ku ci nekk boo ci amee benn sax bare na. bu ko defee benn garde-fou lay doon ci sa langue wala ñaari garde-fou, alors que arab yi am nañ ci lu mat fukk garde-fou yu nga xam ni fokk nga taxaw ci, fokk nga taxaw ci, parce que boo ci taxawul kenn du xam li nga tudd lan la. waaw moo tax ñu ni daal min alxurufi alraxwa almutasawita yuntaq biha fi ma bayna al asnaan. waaw bul forcé bul forcé mukk. waaw من الحروف الرخوة المتصوتة ينطق بها فيما بين الأسنان. C'est une lettre fricative interdentale. Sëñ Cheikh Tidiane nag dafay géeju xam-xam di géeju mbaax, waaw di géeju doomi daara te njàngale ya nga xam ne Xaadimu Rasuul ak maam El Hadj Malick Sy ak ñu baax ñi mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ne woon ci Sénégal njàngale moom ñu daan jàngale mu ànd ak yar bu am solo, loolee nag fa la ñu tibbee. waaw fa la tibbee. Cheikh Ahmed Tidiane bala nga ko dee xam ni moom démb la woon tey ak suba mooy nga déglu waxtaanam. amul mag mu mën déglu waxtaanam te du ci gis boppam ba pare jaaxle ci wax yi muy wax ndax boobu waxut ak yow. xale bu déglu Cheikh Ahmed Tidiane Sy waxtaan ba mu jeex daa ci gis sa bopp mais dañ ci wax loo xam daf lay yéem boobu bokkoo mag ñaaka moom. moom waxam dana wax ak xale yi wax ak mag ñi, dana wax waxu démb wax waxu tey wax waxu suba. moom laa àndal nii en 1952 baax ci askanam, baax ci taalibe yi, baax ci bokkul diine, baax ci Sénégalais yépp. ku di wax góor yi ñaari kaala dafa daal wax ni xam ngeen su ma xëyee lu may ñaan ñu ko déedéet mu ne yaa naa dajeeg Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Saint-Louis raconte donc les racines, mais les racines ne suffisent pas à expliquer l'homme. Son parcours se construit auprès de maîtres et de figures qui contribuent à sa formation intellectuelle et spirituelle. fii ñu taxaw mooy kër gi nga xamante ni bii ni fii la ganee àdduna ci noor. néeg bi nga xamante ni bii ni wax na ni néeg bi mu ganee àdduna moo tolloog fii ci sama ndeyjoor. mën naa ni su ma ñëwee ba taxaw fii nga xamante mooy intersection mën naa ni soo continuer nii jëm ci sa kanam da nga fay fekk kër gi nga xam ne mooy waa kër maam Rokhaya Ndiaye fi mu ganee àdduna moom it moo nekk nii ci kanam muy maamu Serigne Cheikh di wéyjuru maam Babacar Sy. su ma jógee foofu su ma jënee nii ci sama càmmooy tali bii ngay gis nii mooy rue Khalifa Ababacar Sy soo doolee doxee tuuti ñaari kër ñeent daa fa fekk numéro 42 muy kër gi nga xam ne fi la maam Babacar nekkoon moom la wax ci wa innani xad kuntu min ahli ndari wa maskani rue Halada rue Andari muy rue Andari Rabon. ay fa tabarakallahu maam Rokhaya Ndiaye moo féete woon boor bi maam Yacine Dieng moom soxna maam Maodo loolu moo féete woon beneen boor bi ay fa tabarakallahu kër gi dokk ci kër yi nga xamante ni bii nii ci taarixu Ndar e fa tabarakallahu dara gënu ko ci marqué e fa tabarakallahu yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla taas ñu si barkeem si barkeem sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ne jumaa ji moom lu àdduna si monde bi yëpp xam la ni sunu maam ju tedd de Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu taala anhu moom la sopp yàlla mu ñëw gindi woon si doomu Ndar yi gide leen ba nu ñëw ci place bii mu àndoon ak mbooloo mu takku bi Ndar yëpp jaaxlee moom moo ñu gindi ba wan nu place bii wane fi kéemaan yu dee waar bokk na sa place yu teen bii bokk na sa ak yeneen ak yeneen mais ñu amoon yitte ak doomu Ndar yi fi nekkoon ñoom ñëpp yàlla mi dara tawul jàppale leen doole leen sutural leen ba jumaa ji yàlla def mu egg ci seen loxo waaye kilifa gu tedd gi nga xam ne gi mooy kenn si njabootam di si Ahmed Tidiane Sy amoon relation bu particulier ak waa Ndar yëpp nag di jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet di dundal kóllëre googu ñun lu nu dund ak moom la li mu mujj teg man ci sama loxo ci doomu xaalis rek ci kóllëre bu mu doon dundal ma indil ko sama waajur dafa yëg ni mi ngay liggéey këram fii ci Ndar ci sanc bi gannaaw bi mu liggéeyee daara ji ba pare
mu di la takkoo takk loo xam ne lii sa la sëriñ bi jënde kër ga sa la ko liggéey ngir dundal kóllëre. Saint-Louis day carrefour boo xam ne culture yëpp daf fi daje moo tax boo xoolee maam Cheikh doo xam fu mu bokk waaw da nga koy gis ni Saint-Louis Saint la nga gisaat que ni kii de xanaa Saalum Saalum nga gisaat que ni kii Kajoor la bokk waaye Saint-Louis nag mooy baasam fi la yaroo keroog bi mu fi ñëwee 95 la teg yedwa ni fii laa juddoo. année 95 bi yàlla dogalee mu mujj ñëw def waxtaan fii ci Ndar nun la yàlla dogaloon ñu féetewoo woon wàllu waxtaan ak gouverneur ak jël autorisation ya ca aju bi nu jàppee conférence bi def réunion ñi jóge woon Dakar te yore wàllu sécurité bi wax ni nu woyeen daal wax leen nu ngeen bëggee ñu defal leen noonu nu expliqué leen noonu yàlla dogal bi lépp ñëwee noonu la doxee. Sëriñ Aline moo ma jàngal keroog bi sëñ Babacar wujjee boromam kayit yëpp la gàddu ni ma war a xat yangoog de amatuma ci soxla waaw bu ma sañoon tey am fukki at ak juróom-ñett topp ci sa gannaaw. tabaarakallaahu sëñ Moustapha def ci taxawaay yu mat sëkk yoo xam ni jële que hélicoptère Dakar mu ñëw wàcc aéroport presque bi buntu pom la dale woon ba ca biir stade ba mu tasee noonu fa tabaarakallaahu mu bég lool ca la waxe woon sëñ Moustapha ni ka sagal nga ma yàlla na yàlla sagal la. Lui, il se considérait comme un Saint-Louisien authentique daf daan xaar ba xaaju guddi dem dugg jël benn taxi am na taxi bu mu daan luye mu dugg taxi bi xaar ba presque minuit jot na mu ni ko départ ay ca ñu départ mu ni ko fu ñu jëm mu ni Ndar nee na bu ñu demee ba àgg Ndar yooyu mu ni ko jubalal hydrobase ñu dem bu ñu àggee hydrobase taxi bi garé mu dem ci géej gi sangu ci géej gi après wàññeeku ñëw sangu ci dex gi ñu naan sangu ci géej gi leen xale ko ci dex gi daal di solaat yëreem jubal taxi ni ko ay direction Dakar ba lay fajar mu dellu siwaat Dakar kenn du xam kenn du yëg et tout ça. ki di waxtaane tey mu ngi tudd Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu ngi génn àddina en 1925 ba nekk barzaq dafa nekk ci xolu doomu aadama yi ndax lan xam-xam ba ki di waxtaane tey mooy que Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass ma doonoon baayam Alhaji Abdoulaye Niass ni woon doomu soxna yëpp ne war du jàngiwaat mel na yow waxuma rek arab déedéet su ma saan wax arab da nga wax ci fu mu jànge Kamal Abdel Nasser loolu la ko wax ni ko yow foo nekkoon Égypte nga nekkoon wala Màkka mun ko déedéet maa ngi jàngi dëkk bu di wax Tiwaawan. mooy nit ki nga xam ne dafa lay firil aaya alquran nga foog ni aaya alquran boobu mi ngi doog a wàcc tellement dafay am profondeur ci ni muy firee aaya alquran. nun bu firee jenn aaya day mel ni ñun tey lan door a jàng aay ji. qul huwa daraja la muy haahuut allahu ahad daraja la muy laahuut allahu samad daraja la muy jabaruut lam yalit walam yuulat daraja la muy malakuut lam yalit walam yuulat léegi service yaa ngi fi ak administration ku xëy ñëw ci malaaka bi amee nangam wala préfet malaaka bi amee nangam wala gouverneuru malaaka bi amee nangam ni ko may jarbaatu yàlla wala sama doomu bàjjen la mu xam ni waxuloo dëgg ndax lam yalit jaa tax waaw mu nekk koo xamante ni si tax na ñu respecté bu tubaab yi les bonnes parties entre des intellectuels en tout cas ñeme l'islam Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo tax intellectuels yi bu ñu ci ñemee dugg ñemee cee débattre ñemee cee waxtaan ñemee cee apporter seen opinion seen vision seen gis-gis Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo leen wan culture bi moo leen wan raay yi point yi nga xamante ni si moom la ñuy jaare pour mën a développer seen connaissance. soxna Zeynabou daf ma nettali mu ni ma benn bis damay toog di fóotal sama papa sëñ Babacar Sy nee na ni ma teggee paan yi ak ni may fóote nee na moom mu ñëw toog sama jàkkaarloog man di sëgg di siggi di sëgg di siggi waaye ba mu paree ba wan ma lim doon rëdd nee na sëriñ ni ma toogee ak paan yi ni ma wëree nee na xëbu petit mi sax daf ci feeñ
waaw parce que Serigne Cheikh man teg naa sama bët ci ay coursam à l'école de Paris cours universel de dessin gis naa ay coursam de diction gis naa ay coursam d'élocution gis naa ay coursam d'art dramatique Serigne Cheikh yëpp daf ko jàng. Il faut maintenant revenir à ce nom, Al-Maktoum. Ce nom ne doit pas être traité comme un simple surnom. Il accompagne une dimension fondamentale de son personnage, ce qui est caché, ce qui est gardé. L'homme parle beaucoup, mais il sait aussi se taire. Il accepte le regard du monde, mais il sait aussi s'en retirer. Il est capable d'occuper l'espace public, puis de disparaître. tur wi ñu ko dàkkanteel ngir turandoom sama Tijaan radiyallaahu taala anhu dafa wuy si ci nit ci nekkinam maanaam le mystique Al Maktoum. xam-xam nag képp koo xam ne da nga ko bëgg a am doo mën a nekk ñu lay gis bés bu nekk. dafa daan bari li muy tëju bari na xam nga dafa daan def gàmmam bi mu daan def kër jëmb ci la daan génn mën naa ne at ba at jot mu ñëw pour mën a waxtaan ak ay taalibeem ay ñoñam waxtaan ak Sénégal ci gàmmu kër jëmb yooyu. À Kër Jëmb, la mémoire prend une autre forme. Ici, la maison rappelle l'homme, la mosquée rappelle le guide, et le grand espace de conférence rappelle l'orateur. Trois dimensions d'un même personnage. Il existe deux lieux où l'on comprend autrement un homme. À Guéréo, une pierre conserve la mémoire de Serigne Cheikh, l'image simple. Un endroit, une pierre, un espace de silence. Mais derrière cette simplicité se trouve une histoire. 58 ba mu fi ñëwee ba muy dem kër Serigne Baye fekk nu nga si kër Serigne Baye sa daara ji ba mu agsee nuyoo bi mu noppaloo mu wax ne ndax fii mën nañu fee jaar ba dem géej Serigne Baye ne ko waaw mu ne ko dama bugg a dem géej ndax tefes dafa di seytaane si man moo tax bu ma agsee si dëkk géej am fa rek ma bugg a dem géej Serigne Baye boole ka ak benn xale bu ñoo wax Mbay Njoon ña wàcce si tefes toppa tefes gi ba ci xeeri góor ga la ñu ko daan wax te yooyu jamono ba ñu demee ñu toog si wenn xeer mu toog moom sa Ahmad Tijaan Si mu toog si wenn xeer ñu nit ñu ànd ak mag lenn si mag ñi ñu dem fekk ka sa xeer wa mu di fa waxtaan ba yàlla dogal mu ne mën nañoo dellu kër ga bi mu paree mu geesu nii si penku bi mu ne Alaaji Mbay fii day bi ngeen ma fi mënoon a may kër mu baax Alaaji Mbay ne ko li commencé si xeer wi nga toog ba fa tund wayam loo fi soxle may nañu la ko mag ña fa toogoon ñëpp ak ndaw ñi ñu d'accord si kàddu googu wax na fi itam nee na ñëw na fi ay yoon yoo xam ne waa Guéréo yóbbu ko 81 bi nga wax ne itam si la fi jëkk a def conférence. Un aspect de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy resta encore moins présent dans la mémoire collective. Il investit dans l'agriculture, il s'intéresse à l'industrie, il développe des activités économiques. Il ne s'agit pas d'un détail dans son histoire, c'est une autre traduction de sa pensée. moom moo njëkk investir ca AIGB ca Bawol usine ba moo ko moomoon samp ko fa mu dox lool waaye ci wàllu aada am ñu jóg ci seen làmmiñ naan waaw kii ma nga dëkk Tiwaawan du kajoor la ñëw ba fii investir fi lii xam nga Sénégal rek mu yëg ko daal ni coow li de judd na su ma ko fayul dina indi guerre civile fii ci Sénégal noonu la jëlee usine ba gedd ko bàyyee koog ñoom ñëw jënd Sococim. Sococim maa ko jënd ci barke Serigne Babacar Sy ma dem ca banque européenne pour yaatal ko ñu lebal ma 16 milliards ma laaj leen garantie bu ñuy laaj ñu ni soxlawuñu garantie ñu ni naka la dayo bor bi ñaata
at lay am ñu proposé ñaar ni benn ñu def ko juróom-ñaari at wala ñu def ko fukki at ak juróom comme ñaari conseiller laa am benn conseiller bi ni ma taamul juróom-ñaari at ndax doomu daara du guddal ma ñu jox ma 16 milliards ma teg ko ci loxo ministère de la coopération bu Paris ma ni buñ ko yónnee si fii nañu ko gérer ñoom ca Paris gannaaw gi ñu soxla 2 milliards yu ci yokku ndax yi tegu ci njëkk yi ñu joxe ko muy 18 milliards ma liggéey ci juróom-ñaari at fay ko ba mu jeex. Mais l'engagement de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ne s'arrête ni à la religion ni à l'économie. Il s'intéresse également à la vie politique de son pays. Dans les années précédant l'indépendance, il s'engage dans la vie publique et participe à la création du parti de la solidarité sénégalaise. Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, revient sur ces événements marquants de 1994, sur le rôle joué par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy durant cette période. Il évoque un homme qui, face au bouleversement économique de son pays, a fait des choix historiques, des choix qui lui ont coûté sa liberté. 16 février 1994 manifestation bu mag bi nga xam ne amoon nañ ko ñu war ca dem ñun ñëpp Serigne Cheikh yebal waa këram yëpp mais ci mbaaxam ak ci générosité am mu ni man daal li ma bëgg moo di manifestation bi na ñëpp dem sama waa kër bu fi kenn des mais nañ ma nëbbal ñaari nit nañ ma nëbbal Ablaye Wade nañ ma nëbbal Ousmane Ngom. manifestation bu metti la. dañ leen ñaar daal na ngeen ma leen nëbbal na ngeen ma nëbbal Ablaye Wade te nëbbal ma Ousmane Ngom sama waa kër nag bu fi kenn des na ñëpp dem fekk manifestation ba waaw ñëpp lenn rek laa leen mënal nag benn affaire rek laa leen mënal mooy bal du tàkk ci dëkk bi waaw. parce que booba xam na ni ñun ñooy pilier wu opposition bi buñ ñu boolee jàpp ñun ñaar yëpp dana am lu mu sooxeel ci opposition moo tax mu daal ni nañ ñëpp dem sama waa kër bu fi kenn des mais nañ ma nëbbal Abdoulaye Wade nañ ma nëbbal Ousmane Ngom loolu nag duma ko fàtte mukk lu sore la ci man. Cheikh nag politiquement nit ñi duñ ko comprendre dafa xam àdduna ñun fan ñu ñàkkee chance ci ku demee nag Cheikh Ahmed Tidiane Sy yorewul Sénégal moo xaritam ba itam Cheikh Gaynde Fatma lu ne la daj ci Abdoulaye Wade pour mu réussir ci politique parce que ñoom duñu xam ñooñu duñu xam ni ñun ñooñu duñu jaawale aada ak xam-xam duñu téye woon seen aada ba pare doon ki ñu war a doon en tant qu'Africain en tant que Sénégalais ba pare nag am ouverture ci àdduna ba pare nag doon diine. Serigne Cheikh c'est le premier marabout diplomate bu njëkk Serigne yi c'est vrai kenn daan leen woon gis ci ay sphères yi wax les sphères diplomatiques donte daan nañ jouer rôle de diplomate mais ci de manière informelle lañ ko daan jouer Serigne Cheikh nekkoon fii ambassadeur en Égypte wane ni kilifa diine bi war na mën a servir réewam ci anam boo xamante ne anam bu am solo la. Autre chose qu'il a beaucoup pratiqué, la générosité. sama najaay Mansour Mbaye war na leen ko waxtaan naa ak moom bés mu ne ma ba ma ganee àddina ba tey xamaguma nit ku gën a yéewan Serigne Cheikh. wallaahi maa fa dem nu waxtaan lu ma 3 heures de temps munu ma nekk ma nekk ko mu dugg ci benn néeg bu ndaw indi loo xam ni Pape Faye koo ko wax léegi mun la loolu amul keroog laa ko ni awma cardiaque waaw mu ne ma lu tax ku la ko wax man ko su ma amoon cardiaque te fii laay daanoo. Un homme de son époque pouvait donc être profondément attaché à sa tradition tout en entretenant des relations étroites
avec des hommes issus d'autres horizons. Cette ouverture se manifeste notamment dans les relations particulières qu'il a entretenues avec Touba et avec plusieurs grandes figures de la communauté mouride. Monsieur Mamadou Diop, ancien directeur technique de l'Assar et actuel khalife de Cheikh Yaba Diop, ainsi que Serigne Cheikh Alioune Mbacké, coordinateur du Conseil supérieur de Darou Khoudoss, reviendront sur cette relation particulière avec Touba. moom surtout Alaaji Malick la man may surtout maam Yaaba Xari Maam te maam Alaaji Malick ak maam Yaaba Xari Maam dañuy bokk ay maam yi bokk ndey ak baay ñaari yoon diggante maam Alaaji Malick ak maam Borom Touba mbokk leen gënoon lu ne diggante sëñ Abdou Aziz Sy ak sëñ Modou Moustapha mbokk leen gënoon lu ne mbokk tax na diggante ki ngeen may laaj di Cheikh Ahmed Tidiane Sy li tax ma gën ko bëgg nag moo di moom mënul wax ci tabax tuddul xaritam Serigne Cheikh Gaynde Fatma. dama toog Ablaye Ndiaye Séni bu xombal mu ñëw ni ma sa mag sa xarit Serigne Cheikh Mbacké daf la bëgg a gis ma ne ko wax ko ni ko fu ma wax rek ma fekk ko mu ne ma dafa bëggoon ngeen daje kër Mëgey Cuun ma xaw jaaxle nag ndax Mëgey këram dafa taalibe bu mu ëpp kër gi amul lal amul fauteuil te Serigne Cheikh bëgg fa ñëw mu jaaxal ma lool ca gannaaw timis rek mu ànd ak moom ñëw comme amuñu courant ñu taal pétrole mu ne ma man de aveniru xale yi rek moo ma jaaxal sunu doom yi ak sunu jarbaat yi ñu bàyyi leen fi ñu sacrifier leen dara jaru te itam mag mu ne xam na ni dema ko dese te xale yi bu ñu amul ku leen taxaw rek ñu sacrifier leen man dal Cheikh lii moo ma indi ma bëgg ci waxtaan ak yow keroog lu nu war a waxtaane rek daf doon tàggoo billaahi wal kitaabi keroog bi ñuy bind code de la famille bi ñu yor bañ koy tey sëñ Cheikh Mbacké daf ne du signé bi ñu koy tey sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy daf ne du signé tigi seen tuuñu bii keroog ba sëñ Cheikh Mbacké di tontu dafa jël kayit bind ca wa jaala kalimata lasina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al ulya. kenn ku ne xam ne ñëwoon na Touba ñëw bu am solo ci sunu maam Cheikh Abdoulahi Lahad Mbacké mu def ngane si ko ngan gu xumb ànd ak daanaka waa Tiwaawan yëpp kilifa yu bare bare bari wax ji moo di sant rek la def am boole ko lool ak xol bu sedd di yéeg nag ne sant googu nga xam ne sant naa ko maa ngi yéen a ko war a bokk sant gu wér la war a doon ci ñun ngir nit bu amee loo xam ne ngóoraam mayu ko yitte mayu ko ak njàmbaaram mayu ko war naa fàttaliku kon la ko ko may mu jàpp loola te gërëm ko te noonu am nañu taxawaay yoo xam ne suñu waajur yu jëkk ya taxaw ga ñu taxawoon ci lislaam jox ga ñu joxoon yàlla seen bopp moom jox suñu taxawaay yi te yii ba nu demee Tiwaawoon ñu dem ci sunu waajur sëñ Abdou Aziz Sy El Amin daal di koy jottali li waral suñuy tànk foofu mu daal di wax ko mu ne ñu booba Serigne Cheikh Tidiane mooy xalif général mu ne ñu Serigne Cheikh Tidiane fekk sëñ Aliou Mbacké yal na yàlla yokk leeram moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom lan joxoon lettre mu jox ko Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum moom daal di mu ne ñu Serigne Cheikh day yónnee na ma lettre ba nee na ma bu ñëwee nga waxtaan ak ñun te bég na ci lool waaw ñaan ko ndigal ne ko ndax mën na noo jaar kër sëñ Maodo Sy waaw mën nañu waaw bu baax a baax a baax bañ demee ñu fekk ñu téléphoné que sëñ Maodo ma nga ñu teeroog ak xale buy jàng alxuraan tajwid bu neex a neex a neex waxtaan ci lu bare 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 mu yëkkati xilaasu dahab jox ma ko waaw ci biir waxtaan bi ma ubbi yem ci page
70 ci woy wi nga xam ne moo mucc ca kaw ba ca tegu may mottali booba may tombe ci yeneen ñaari woy yoo xam ne moo ne ci page 71 bi ma ko ubbee à ma grande surprise ma gis ne li ñu yëkkati kat maam El Hadj Malick ndekete def na ko ci woy wi te boobaag loolu jege na siècle fi yowmi ithnayni fi shahri al-mu'azzami id الإبريز مضى العشرون من أممي وكان بدءا على حب الخلاء إلى أن جاء في الغار روح القدس لم ينم loolu 20 jooju maanaam fi yawmi ithnaini muy bisu altine foofu ma ngay wax juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais bis boobu ñu koy yëgal si bisu altine la surona bi itam di ñaar fukki fan ci muharram ci waxtu woowa muy bisu màggal gi loolu dafa dëppoo ba mëpp xol si bi ñoo ngi jóge Daaru Xuddoos loolu tombe bu baax a baax a baax kon wax dëgg yàlla mu doon kiimaan goo xam ne bi ma ko waxee sëñ Maodo gana la ñu laa ñu yóbbu ci saal ba alhamdulilah exposition ba ñëpp ñëw teew ñu def ko ci suñu maam El Hadj Malick Sy wax dëgg yàlla lépp di benn ñu sant ca yàlla bu baax a baax a baax yubashiru xawmahu bi annaka taatiha timam bi nubuwate wa kullu nabiyyun jaa. Et cette question conduit naturellement à Serigne Moustapha Sy, fils, disciple, héritier d'une partie essentielle de cette transmission. moom wax na ci wax bu rëy moom Serigne Cheikh Tidiane Sy ni sa doom li fekk demul ba yar la critiquer la corriger la yow yaragoo ko sa doom boo ko yaree dëgg da nga taxaw wax mu weddi ko ci xaqiiqa waaye du weddi ñàkk teggin nag waaye weddi xam-xam jamonoom la ndax jamono yi du wuti def na ko ba tey sëñ Babacar Sy. Sy day waxtaan ba ci digg di digg waxtaan diggante Furqaan ak Qur'aan sëñ Moustapha dog ko lu mu musul def parce que nekkatul foo woon foofu mu jékki-jékki nag ni ko waaw diini kii bi ngay wax wàllu julli juróom yi dama la gis sa benn kii bi nga koy bind muy kii dama la gis au lieu nga tudd salawaat yi mais yow ay gëléem nga tudd lu tax na ja julli juróom jaamu yàlla la waaye war waay la boo jàppee rek ni jaamu la kese doo ko jëriñoo waaye boo xamee ni war waay la dafa am fu mu jëm ak yow moo ci tane waaw moo ci tane bu defee bu suba bi moo lay yóbbu ba ca tisbaar gëléem nga foofu jël la bu tisbaar bi moo lay yóbbu ba ca tàkkusaan gëléem nga foofu jël la bu tàkkusaan bi moo lay yóbbu ba ca timis gëléem nga foofu jël la moo lay yóbbu ba ca gee nga fekk fa gëléem ga lay yóbbu ca kaw nag waaw mooy lan li ñuy wax ni al musalli bayna yaday rabbi yunaji rabbahu moom bu taxawee ci kanamu suñu borom di julli day mel ni mu ngi déeyoog suñu borom. Pourquoi sa parole continue-t-elle de toucher des générations qui ne l'ont parfois jamais rencontré? Et comment un homme qui a choisi à certains moments de disparaître du regard du public a-t-il pu laisser une empreinte aussi profonde dans la société sénégalaise? Serigne Cheikh a cet avantage que soo koy déglu da ngay defe ne lii muy wax tey la en réalité c'est que toute sa pensée dafay ramasser tout ce qui est bon partout où c'est possible. À partir de cela il construit librement. Serigne Cheikh mënul génn àddina parce que ñun ñi nga xam ne ñoo fi des bés bu nekk ñu dégg ko bés bu ñu yeewoo ñu gis ko dégg ko lu ñu mun a dal ci réew mi mu nekk lu neex wala lu naxari Al Maktoum am na lu mu ci wax. waaye li ñuy tenir ñun ñëpp nag ci moom
li mu ñu wax ak suñu réew mi ak nim ñu yitteelee ak xalaat yañ ci am ak luñ xalaat buñ ci mën am li mu ci wax daal mooy réew mi nañu ko sangat. nanu sang réew mi nañ ko sang xol bu sell ndax buñ ko sangewul xol bu sell xam nga lu koy sange deret te deret baaxul maa la ko wax dañ ko sange xol bu sell moo gën de dañ ko sange xol bu sell moo gën wa kafa allahu almuminina alqital waaw mag ñi dañ ko daan def pour wattu guerre civile wala wattu tuur deret maa la ko wax ñoom jàmbaar lañu de wax la ko jàmbaar lañu de tabarkalla seen kay fiyaat yooyu de ëpp naa xeeb moo tëye àdduna bi de moo tëye àdduna bi bu ko defee nañu ko sang te sang ko xol yu sell moo gën de waaw wal baladu tayyib yaxruj nabatuhu bi idni rabbi walladi xabut laa yaxruj illa nakida kooku loolu rek la. te pourtant waxoon na ko bu yàgg. mu ne lu ma leen wax nag ngeen laam-laamee ko lu ma leen wax ngeen laam-laamee ko waaye maa ngi leen di may fukki at da ngeen wax ne waxoon na ko. min tilka al-kutla wulidat daayiratul mustarshidin. moo tax mustarshidin ku ko bëgg a jàppe mouvement nii comme mouvement islamiste yi da ngay nax sa bopp de. Pour comprendre l'héritage de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, un autre mot est incontournable. Moustarchidine. Un mouvement, un cadre de formation, de réflexion, de transmission, de spiritualité. waaw xam nga aussi tur wi sax Moustarchid mooy kuy sàkku la droiture njub ak xam-xam tey ji gis nañ njàngale mi ak formation bi nga xam ñi ngi koy def taalibe bu nekk mu nekk borom xam-xam nekk ku bëgg xam-xam nekk ku am passion xam-xam te loolu mooy dëgg-dëgg liggéey bi franchement c'est ça le travail def en sorte que nit ñi bëgg xam-xam am passion xam-xam ba ñu nekk ci ay futilité ay détails ak ay médiocrité. xale yi judd ci gannaaw mbay xaw ma ñan la waaye du Moustarchidine ñi ñoom ci biir mbay la ñu judd mooy ci biir ngédd gi bi sëñ Babacar tëjee ngédd li ba pare foofu leen judd mooy arbabul qabuli ñoom ñooy arbabul qabul ñooñu ñoo leen wa ahlu daafi mooy ñooñu seen benn jëf day mel ni jëfu ashabu rasuli day mel ni jëfu malaykatul kiram day mel ni jëfu arbabul qabuli. moo tax taalibi Cheikh Tidiane du nuróog benn taalibi Serigne Cheikh du nuróog benn taalibi ñëpp ay taalibe lañu c'est pas un système de valeur de taalibe mais ku ci nekk da nga am ay particularité la particularité du taalibe de Serigne Cheikh c'est un taalibe de forte imprégnation intellectuelle day ñeme gëstu day ñeme jàng day ñeme jaamu yàlla mais c'est un homme libre une femme libre c'est-à-dire personne ne l'influence il construit son appréhension de lui-même. Pendant un peu plus de 4 années, de décembre 2012 au 15 mars 2017, il exerce la fonction de khalife général de Tidiane dans une retraite marquée par l'absence d'apparition publique. Son silence devient lui-même un langage. Et c'est ici que son nom prend une dimension nouvelle, Al Maktoum. Et son khalifa produit des effets qui doivent être recherchés au-delà de son apparence extérieure. C'est le khalife caché parce que bi mu nekkee xalif ci la gëj a génn au moment où nit ñi dañuy xëccoo ay xilaafa di xëccoo ay nekkinu àdduna Serigne Cheikh bi nga xamante ne yàlla def na ko mu nekkee ci boppu njaboot yi dafa jël yëpp dëppal ko rakkam Serigne Abdoul Aziz Al Amine ne ko doxalal. mais nag ci premier gàmmu bi ñu def ci xilaafaam nag la képp kuy jullit di tiijaan di sénégalais war a xam ne kii mooy moom. toutes les difficultés les défis qu'on avait à Tivaouane il les a réglés en étant absent. ñuy gàmmu Tivaouane mu ne Maodo Sy taw El Hadj Abdou Aziz rajo Talaano na bàyyi jumaay maamam ji dem jumaay sëñ Babacar. ne Pape Malick na ànd ak sëñ Alioune Mbacke nan ànd dem ci jumaa ja wéttali kan kii toog teg ci xilaafa gi rek na dem toog foofu rek wéttali ko. keroog ñi xam Tivaouane bëgg Tivaouane seen lépp di Tivaouane keroog la ñu xam ne dara ja
Cet enseignement de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum et ses idéaux du vivre ensemble et du dialogue interreligieux sont incarnés par Serigne Pape Malick Sy le Cadet, en sa qualité de porte-parole du khalife général des Tijanes, Serigne Baye Sy Mansour, le rassembleur. Pape Malick Sy fut une figure centrale dans la vie de Al Maktoum, son frère et guide, dont il fut encore le confident dévoué. Le 16 août 2026, au champ de course, disciples, jeunes, anciens et responsables se retrouvent pour une journée de nettoiement du lieu qui accueille le Gamou annuel. Un geste simple, mais un geste qui porte une mémoire, car cette mobilisation se perpétue chaque année. activité nettoiement champ de course bi nga xam ne nii mooy marqué début wu gàmmu gi fii ci daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidat comme ni ngeen ko xamee rek année at bu jot njaboot gi dañuy teel a ñëw fii li muy yaatu ci waxtu yu gàtt ci ay minutes yu gàtt ñu setal ko ba mu set ngir waajal gàmmu gi nga xam ne nii ci suñu teewaayu kilifa Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy hafizahullah wa ayyadu waraa lañ koy amale. defe naa ni am na ñoo xam ne fi lañ fanaan biig fajar bu jotee daanaka bu mbokk yi tàmbalee balay 7 heures da ngay gis ne li fi nekkoon ci ñax ak lépp nettoyé nañ ko ba mu set loolu nag day wane pas-pasu njaboot gi ak seen dogu ak seen détermination. Et c'est ici que notre histoire change de dimension. Parce que le Gamou n'est pas seulement un événement annuel, il est aussi un moment de transmission. Un moment où plusieurs générations se retrouvent autour d'un même héritage. Gamou lu am solo la boo demee ci alxuraan sourate Rahd ba nga naan allazina amanu wa tatmahinu xulubum bi zikrillah alors loolu lu mu doon Baye Fall la Tijaan la ñooñu gëm yàlla allazina amanu wa tatmahinu xulubum jël seen xol jëmale ko ci zikr ñuy zikr ñu naan yooyu caaxaan la Tijaan yi kon ni leen seen allah 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 Baye Fall yi seen laa ilaha illallah nekk leen ci alquran la jaawa salli an ya ilahi wajzi an abada na muhammadan al mukhtar fil khidam salli an ya ilahi. Sa parole avait également une exigence. Elle ne cherchait pas toujours à plaire. Elle cherchait à provoquer la réflexion. Elle pouvait déranger, elle pouvait surprendre, mais elle invitait à penser. ñëpp ay déglu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane secrètement bare na kilifa goo xam daanaka ci Sénégal day déglu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci biir néegam jëlee ca jàngate ca. man mii di wax ak yéen amul kenn ku ma jaral ci àdduna ma toog di fanaan ba guddi di la déglu ba suba moom rek moo ko mos am ci fan. Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom rek moom mës a am ma mën di toog xaaju guddi di déglu ba suba. ñoo góor gi ci roq bi roqam boobu boobu mosaan dugg daa fa fekk lépp luy actualité daa ko fekk ñun ñi nekkoon ci biti de moom mi ngi woon ci roq bi xëy na wante ñun ñi nekkoon ci biti moom moo ñu gënoon a xam li xew ci àdduna bi. Une génération disparaît, une autre prend le relais, puis une autre. Mais une pensée peut continuer son chemin, à condition qu'elle soit transmise, étudiée, questionnée et vécue. Serigne Moustapha mii ma tuddee Serigne Moustapha bu Serigne Babacar te mu di seen patron. Dégg nga ni ko Serigne bi am nga mission bu rëy mais nag bul nangu nekk otage su kenn parce que boo nekkee otage c'est fini. Tu deviens un irresponsable. ma ni ko bul am complexe benn intellectuel parce que ton grand-père était le plus grand intellectuel. am na barke boo xam ni dar sa baay rek moo la koy may dar sa baay képp moo ko may sëñ Mouhamadou Moustapha lii mu am dar baaye moo ko may kon capitaine bu taxawee ca tànk ya dañ koy ñaanal yàlla. capitaine nag nee naa ëllëg la
ëllëg nitu tey mënu ci wax capitaine ëllëg la ñu romb nañu ni Cheikh Ahmed Tidiane daan rambi ay moroomam ba duñ ci xam ci moom tekkal leneen lu dul li mu doon ba sëñ Moustapha ñëw dëggal ko capitaine ñëw nag ëmb ko ci ñu su ko xam kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane tax capitaine dafa dëggal maamam daf ñu won maamam mooy kan. jeunesse bi maa ngi leen di wax bu kenn jaay lim yor bu kenn wanteer lim yor na ñëpp yëg ne yoon wi nga xam ne moom la xaal doon mi ngi leer nañ yoon wu nga xam ne ci la Serigne Moustapha nekk mi ngi leer nañ yoon mi nga xam ne ci la al mustarshidun wal mustarshidaat nekk mi ngi leer nañ jëmm jaa dem waaye daram demul martabam demul barkeem demul xam-xamam demul gindeem demul moom la ñuy dunde comme ni ko yonente bi alayhi salaam bàyyee woon ci xeet wi ñu koy dunde te nag al ulama warasatul anbiya moom bokk na ci alim boobu ci ulama yooyu ñu koy ñaanoon yàlla ko yàlla yéegi ca barzaq turandoo di ñaanal njaboot gi xam ne noo fi ne nu koy ñaanal fa mu tëdd yàlla ko yàlla xare àjjana ba turandoon nag moom xam nga jikko fii mu ne yàlla xam na ko wax na ma at mi may génn àdduna billahi lazi laa ilaaha illa huwa li ma nañ mi ngi aju ci yow waaye loolu it dafa bare kenn mënu ko ndax dangay màggata ma ni kon nag jëkk leen ma ñaanal ba noppi ma ñaanal leen nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm nuy am jàmm ngeen di am jàmm ba déwén ak jàmm